mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk si ak santam ñu ngi rafetlu baax seen ànd ak Ferlo FM 94.0 Daara ak 3w.jolofactu.com mbokk yi ni ñu ko baaxoo di ko ànd yéen seen émission pencum Jolof tey ñu ngi ci wéyandi am ci mbégte baax dalal ci góor gi Samba Aissata Ka ñu xam ko baax ci biir Jolof tey ji nag muy waxtaan woo xam ne spécial lay doon ndax xam nga ne ci taarixu réew mi màggal nañu li nga xam ne mooy 4 avril ñu bëgg ci waxtaan ak moom rawatina lu jëm ci jaar-jaaru politique bi nga xam ne am na ko ci wàllu administration kon góor gi Samba Aissata Ka ñu ngi lay nuyu di am mbégte baax dalal la. maaleykum salaam maa ngi lay nuyu Dame Ndiaye suma doom. alors Samba Aissata Ka tey jii ñi lay déglu bari nañu lool xëy na bëgg nañoo xam kan mooy Samba Aissata Ka mi nga xam ne moom la ñu daal di dalal. man de maa ngi juddoo Carñi maa ngi jàngee Thiel en 1955. école bi biñ ko créé foofu laa jànge maa ngi am certificat d'études en 1962 session Linguère maa ngi dem lycée Faidherbe en 1963 foofu laa jànge ba première terminale ma defee ko lycée Gaston Berger mu am foofu bac en 1972 de là je suis allé à l'université jaar naa tuuti faculté de sciences économiques après ma dem NAS ma am diplôme d'état d'NAS en 1977 ma dugg fonction publique en octobre 1977 ñu affecté ma département de Nioro comme chef de service départemental. Janvier 1979, j'ai été nommé chef de cabinet du ministre de l'Information. C'était Daouda Sow, suma mag. En 1981, avec l'avènement d'Abdou Diouf à la présidence de la République, j'ai été nommé chef de cabinet du ministre des Forces armées, avec Daouda Sow toujours. De là, en 1983, Daouda Sow est allé à l'Assemblée nationale. Moi, je suis retourné dans mon ministère, ñu affecté ma Mbour pour quelques mois. En novembre 1985, j'ai été nommé adjoint sous-préfet à Lambaye. En janvier ou février 1988, j'ai été nommé adjoint au sous-préfet de Koungheul. De Koungheul, en octobre 1989, j'ai été nommé adjoint au sous-préfet de Toubacouta. En novembre 1990, j'ai été nommé sous-préfet de Djendé, en Casamance. En novembre 1993, j'ai été nommé sous-préfet de Koumpentoum. J'ai duré là-bas, je suis resté jusqu'en 1998. Ma dellu Lambaye ma def fa 2 séjours. En 2001, oui, début 2001, ñu nommé ma sous-préfet de Nganda. Ma nekk Nganda ba 2007. 2007, ñu nommé ma sous-préfet de Dodji. Dodji laa nekk ba 2011 ma dem retraite. Bi ma demee retraite ma dellusi Carñi fi ma dëkk maa ngi diggante Carñi ak Daara parce que Daara it am naa fa kër ak fii Saly léeg-léeg it ma dem Dolli am naa fa campement
alors mais Samba Aïssata Ka d'abord bu ne Samba Aïssata suñu xel dem ci Carñi suñu xel dem ci Thiel. suñu xel dem tamit ci li nga xam ne mooy Beliyel. Beliyel mooy suma dëkk bu mag bi. parce que man am na suma baay bu nekkoon foofu suma rakki baay bu nekkoon foofu mu tudd Sambilel Wuri Paate Ka bi ma demee ba màgg tuuti dañ ma yóbbu foofu ci moom moo ma yaroon te yàlla def li gën a bari ci suma mbokk yi ci wàllu suma baay diggante Beliyel ak Kamb lañ dëkk loolu moo tax mooy suma kër bu mag bi ñu waree ubbi école bi Thiel laa ñibbi chef de canton bi yóbbu ma Thiel parce que ñun chef de canton bi El Hadj Boy Lobe Ka moom moo ñu bind école du suñu bàyyi boobu temps colonial la chef de canton dafa am autorité day bind ñu binduñu d'autorité ñu yóbbuñu foofu ñu dem jàngi. alors bu dee Carñi moom lan moo la fa boole. suma kër baay suma yaay ak suma baay foofu laa juddoo fale fi ma la wax suma mbokk ci wàllu baay laa la wax foofu la ñu gën a bari waaye suma ay mbokk suma baay suma wàllu yaay suma wàllu baay ñoom ñëpp ñu ngi Carñi. alors mais Thiel moom jàng rek moo la fa yóbbuwoon donc. Thiel waaw Thiel jàng moom mu fa yóbbuwoon. alors ñan nga njëkk yéen a ubbi classe boobu école bu njëkk bi yéen a fa njëkk a jàngee ñan nga bokk na foofu classe. man d'abord bi ñu bindee nekkoon nañu 60 personnes 60 personnes yooyu mënuma leen lim mais Fari Silat Ka. professeur linguiste. Rakki Daoud Silat ci la woon ministre d'État Djibo Ka ci la woon. ñii ubbi école bi pour ñii ubbi école bi ak ñeneen yaa amoon na kuñ suñu rakk bi ñu doon wax Samba Penda Ka amoon na Simbin Jalee Ka am ak ñeneen bi ñu jàngee ñaari at am na ñeneen ñu duggoon muy ñoom maître Ka ñoom Samba Kujja Ka maat bu sagata ak ñeneen bari nañu Alaaji Góor Maktoob bi nekk Thiel te ak Abdou Kounja ñoom ñëpp foofu lañ nekkoon. alors ngeen jànge fa mais jàng boobu jafe woon na jamono jooju xam naa ne amu leen courant ba tey sax xëy na amagul courant mais boobu jafe woon na ci njàng mi. jàng ci période coloniale yombul waaye nag awoon na yoon ci wàllu jàngalekat yi dañ doon góorgóorlu lool di ñu dimbale parce que amuñu woon courant amuñu woon matériel bi am léegi ay livres yu bari ay yenn saa yi da ngay taal safara sax def mat pour jàng guddi te nag boobu ñu bari seen waajur dëkkuñu Thiel. chef de canton bi El Hadj Cheikh Boy Lobe Ka moo ñu doon dimbale mooy ñu doon jàppale lu ñu bari di leen yor ba ñu mën a jàng. ndax kon loolu moo tax ñi nga xam ne ñu bari dëkkuñu woon Thiel moo tax ñu bari dañoo bujjoon a baax ci njàng mi. waaw loolu difficulté yooyu moo taxoon et puis école bi directeur bi su ñëwee. su waree fayeeku il faut mu dem ba Linguère nekk foofu ba encore de absence yi aussi daana am. d'accord mais gannaaw loolu tey jii bu ñu nee Samba Aïssata Ka wàllu administration da nga ciy def jéego yu am solo wax nga école bi nga xam ne. ci nga administration moo créé école bi. disons que notre oncle le vieux Boucar Boy Ka qui était député de l'AOF. conseiller territorial de l'AOF moo créé woon école bi mu ko créé chef de canton bi mu la wax El Hadj Boy Lobe Ka moom moo tax école bi am ay élèves parce que
moo bind élèves yi indi leen foofu d'autorité ku ci amul foo lekk nga lekk këram ku ci amul foo tëdd nga tëdd këram. xanaa boobu amu leen cantine. amoon nañu cantine mais fekk yàgg na amoon nañu cantine mais fekk yàgg na. alors mais tey jii lan moo dugal dëgg-dëgg nag ci mbirum administration nga xam ne daanaka li nga gën a def ci ay jéego mooy diggante sous-préfet assistance sociale d'abord lan mooy assistance sociale. assistance sociale c'est des étudiants formés à partir d'une école à vocation sociale et qui sont formés dans beaucoup de branches. ci cadre santé danañ ci am formation ci cadre administration danañ ci am formation surtout ci cadre social dinañ am formation bi ñu génnee loolu moo tax seen activité dafa yaatu seen mission essentielle mooy activité sociale maanaam jàppale néew doole ji ci biir jàppale néew doole bi dinañ ci lëkkaloo ak ministère de la santé hôpitaux yi dispensaires yi ak yeneen centre yi dinañu am aussi seen centre bopp foo xam ne foofu lañu rééduquer ay xale di leen jàppale ba suñu mënul woon nekk élève ñu nekk élève wala suñu mënul woon dugg ci activité société bi ñu dugg ci activité société bi dinañu lëkkaloo aussi ak association comme des associations handicapées ay associations comme des associations de femmes donc en quelque sorte social daal moo tax assistance sociale jóg. alors mais bu weesoo loolu tamit lan moo la dugal dëgg ak éducation. oui lan moo la dugal dëgg ci mbirum administration. li ma dugal ci administration parce que d'abord amoon na ay diplômes yoo xam ne permettre nañ ma nekk sous-préfet bi nga xamee ne jóge naa ci activité politique ma dellu ci activité administration ma nekk chef de service départemental yàlla def ma am intention dugg commandement lii taxoon nag ma bëgg dugg commandement su fekkee ne dem lay wax dëgg mooy politique parce que fekk maa ngi doon def politique bi ma génn ci politique te fekke xam nañ ma ci terrain politique bari naa ci ay mbokk bari naa ci ay xarit te fekk bëgg naa nekk jàmbur ci politique ma ne su fekkee ne dugg naa ci administration su mbokk politiciens yi dinañ may jàmm parce que dootuma am droit def politique. alors boobu da nga amul lu la métti ci politique bi da nga amul lu la métti ci politique bi wala da nga bëggoon a bàyyi ndax lan moo tax nga bëgg a baax. amu woon dara lu ma métti ci politique bi mais dama ci doyaloon rek dama bëggoon def leneen. mais booba politique dafa duxutoon kon booba ma ne dafa duxutoon wala lan moo ko waroon dëgg-dëgg. ma ne politique bi dafa duxutoon wala da nga gisoon ni ñu koy doxalee yow àndoo ci. politique bi muy woon dox man maa mënatul woon def politique rek nit day xam boppam waaw. d'accord alors mais gannaaw loolu ci administration bi dugg nga ci ma ne dugg nga ci wàllu administration bi tey li nga jaar ci wàllum sous-préfet na nga nekk préfet lan la jàngal dëgg-dëgg ci àddina. lan la jàngal ci administration li nga ci jaar yëpp nekk sous-préfet ba nekk préfet lan nga ci jàng ci sa àddina. li ma ci jàng bari na parce que administration dafa yaatuwaay boo xam ne li ma ci jàng yëpp
mënuma ko lim mais d'abord responsabilité bu rëy la administration waruñ ko def n'importe qui kii dugg administration dañ ko war a tànn parce que su fekkee ne yow gox bi nga nekk yow yaa yëlif gox bi yépp nga nekkal fa ku tollu ne président de la république nga nekk délégué président de la république yéen bi dafa diis nga nekk responsable sécurité nga nekk responsable l'ordre public loolu dafa rëy ku yor ordre public moom moo yor jàmm nit ñi parce que su nit ñi amuñ jàmm réew mi du dox jàmm rekk moo mën a doxal réew mi soo jooree encore ordre public bi pare yaa yor promotion développement bi lii tax circonscription bi nga nekk am des paramètres de développement yoo xam ne dinañu permettre nit ñi sukkandiku ci lii ba gox bi développé yow yaay premier responsable bi kon nag li ma administration jàngal mooy administration ñëpp la comme public bi population bi yëpp ñoo wax moom ki nga xam ne moo yor administration bi mënu ko yor te àndul ak population bi mënu ko yor donc te àndul ak ñi jiite population bi lu mel ne maire walla ñuñ président communauté rurale lañ doon wax lu mel ne chef de village lu mel ne présidente groupement lu mel ne présidente jeunesse maanaam nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp kuréel yi ak dëkk yi ak communes yi ñooñu administration mënul dem te ànduñ parce que soo àndul ak ñooñu doo mën a piloter arrondissement bi ba nga def dugal li nga war a dugal nga bañ li nga war a bañ nga sàmm li nga war a sàmm. D'accord. kon nag administration li ma jàngal mooy liggéey ñëpp la. D'accord mais yàgg nga ci lool ci li nga xam ne mooy administration yàgg nga ci mais fi nga jaar fii yëpp ci diwaan yi nga jaar yëpp ban moo la ci gën a marqué foo xam ne fii moom ba tey yaa ngi koy fàttali ne sa carrière bi nga fa def am nga ci lu neex walla am na si yoo xam ne yu métti la. ah en tout cas su fekkee ne ci wàllu problème la jafe-jafe li ma gis Casamance gisuma ko fenn parce que rébellion bi ay Sénégalais lañ yaakaar naa ne war nañ bëgg lu baax ci Sénégal waaye dund bi ñu dundoon foofu ak ñoom problème bu rëy la. lu ci mel ni ban problème. benn mooy ñu woon population bi jàmm suñu mënee rey dañuy rey suñu mënee nangu alalu population bi dañ koy nangu te yow mi nga xam ne yow lañu dénk ordre bi public nga nekk ci bopp arrondissement bi
loolu yow yaa ko war a sàmm benn. ñaareel bi rebelle yi dañuy jàppane ñoom ñoo moom Casamance comme ñoom moom Casamance ku am tenue warul nekk Casamance loolu moo tax ñuy ribba képp koo xam ne borom tenue am nañ foofu ay moment yoo xam ne dañuy ribba képp koo xam ne borom tenue comme kéwél suñ la gisee suñ la munee rey la te loolu sous-préfet su fekkee ne ci biir arrondissement bi sous-préfet bi moo ci jiitu. muy yow kon mu nekkoon yow. man maa nekkoon sous-préfet. léegi naka nga doon dundee ak rebelle yooyu ci Casamance. xam nga ragal du dëgg njàmbaar du dëgg bi ma demee Casamance. fan yu njëkk yi walla weer yu njëkk yi du ma nelew du ma lekk maa ngi xalaat rebelle rek maa ngi wax rek dañ may bett reyam waaye bi ma demee ba gis ni Casamance tidde dëkk yi foo dem yaa ngi ci biir rebelle yoon boo jaar yaa ngi biir rebelle soo toogee sa bureau bi rebelle yi ñu ngi ñëw ñu ngi lay fekk foofu te rebelle yi dañoo bari par rapport ak ñuñ en tant que sous-préfet force bi ñu am léeg-léeg nga am ñaari policier léeg-léeg nga am maximum juróom waxtu buñ la buggee rey muñ lañ la rey bi ma demee ba xalaat ne mënuma raw fellit naa ne ñii dinañ ma rey loolu dem naa ba xalaat loolu bi ma xalaatee loolu te maa wér parce que xam naa ne pexe amatu léegi may lekk may naan may def suma liggéey comme ni mu ko munee parce que xam naa ne mënuma raw ci suma pexe bopp. Mais mënoo woon a bind nga démissionné gën nga ne comme nii la rebelle yi lañ ma boole yooyu ma démissionné donc. waaw mooy ma am na benn yoon rebelle yi bind ñu jox ma date ñu ne ma bés sàngam dinañ ñëw fermer sa sous-préfecture léegi ñu rendre compte def coow li ne kur affaire bi daal ñu tàng. ñu jàpp yeneen kilifa foofu ba daal population bi yëpp xam ne ñoom dinañ ñëw tëj arrondissement bi suma benn xarit ñëw mu déey ma mu ne ma jógal fii soo jógul fii rek dangay dee kooku nag foofu la bokk mu tudd Mamadou Boubou Traoré kilifa bu baax la mu wax ma mu jox ma ay information baal ni mu grave ñu ne ma suñ la fekkee fii benn mun lañ la toroxal ñaar mun lañ la rey ma ne ko ku toll ne président de la république mënuma dénk ab réew ma daw bàyyi ko fa mu jooy léegi ma jël suma waa kër ma ne leen naa leen yóbbu ngeen ñibbi Jolof suma jabar bi bañ fekk mu ngi boot suma benn doom xale yi ma yóbbu leen ñu des foofu man rek ak moom mais ak ndimbalu yàlla def ci ñoom ci seen activité bopp ñu am yeneen problème ñu mu tardé dimanche boobu moom tardé. xanaa da nga laaloon ay xar foofu da nga laaloon ay ñaan. man xanaa da ngaa ñaanoon si suuf gan julli gan di ñaan rek. ñaan kay jullit du ci jóg mais ñaan bu mu ne tee rebelle yaakaaru ne mun na am de waaw. d'accord mais gannaaw Casamance tey ba tey jafe-jafe mi ngi am de lan nga yaakaar mooy saafara bi tey.
Casamance ci suma gis-gis yaakaar naa ne régler problème bi dafa jafe li tax mu jafe dafa am ñoo xam ne dañoo am seen mbokk am seen famille affaire rébellion bi génne leen ci seen kër génne leen ci seen mbokk génne leen ci seen famille génne leen ci seen tool génne leen ci lépp lu ñu amoon maanaam rébellion bi ci lañu nekk ay waxambaane yu ndaw ba màgg ci rébellion bi lañu am te rébellion dafa am alal parce que koo tasel mun nga ko nangu li mu yore koo fekk ci këram mun nga nangu li mu yoroon léegi problème bi li ci gën a rëy mooy ñoom suñu bàyyee loolu amuñu fu ñu tukk loolu mooy problème bi gën a rëy léegi nag yaakaar naa ne su fekkee ne rébellion bi am na doole bi mu dundee ci loolu pour ñu bàyyi dana jafe lii tax rébellion bi yomba régler mooy ñoom ci seen bopp ñu ñàkk doole ñu fexe ba ñu ñàkk doole kon nag je crois à l'armée yaakaar naa ne solution bi armée moo ko yor. alors mais gannaaw loolu tamit mbokk yi may fàttali yéen a ngi déglu seen émission Pencum Jolof ñu dal ci Samba Aïssata Ka mais lan moo dugal ci politique Samba Aïssata. man waaw Djibo Ka moom moo ci dugaloon. ci yan circonstances. xam naa xëy bi ma nekkee élève lycée Gaston Berger Djibo dafa ñëw foofu mu ànd ak Moustapha Niass balaa muy ñëw foofu mu téléphoné ma mu ne ma dinaa ñëw foofu ànd ak Moustapha Niass dinañ ñëw kër Ahmed Saloum Boy boobu Ahmed Saloum Boy moo fa nekkal jeunesse bi mu ne ma su ma ñëwee foofu naa fa ñëw ñu gis ma dem foofu ñu fekk ma foofu ñu def conférence bi ñu daroon def ba pare mu woo ma ñu waxtaan ba juboo naa bokk ci jeunesse UPS boobu UPS ou socialiste UPS ou PS je ne me rappelle plus maintenant mu boole ma ak Ahmed Saloum Boy jaay ma carte foofu laa ci duggee. alors nga dugg ci ànd ak moom ci politique di ko politiquer ci biir Jolof moom Djibo Ka. non boobu élève la ñu def foofu politique ba yàlla def mu admis dem université fekk ko foofu mu nekk responsable FOPS ñu ànd ci biir FOPS encore ah ba ñu génn école ñu ñaar bi ñu génnee nag man ñu affecté ma Nioro bi ñu ma affecté Nioro suñu mag Daouda Sow chef de cabinet dem retraite bi chef de cabinet bi demee retraite mu téléphoné ma mu woo ma ñëw mu ne ma dama bëgg nga ñëw nga remplacer suma chef de cabinet ñu waxtaan ci benn d'accord ma ñëw foofu en janvier 1979 boobu docteur Daouda Sow mu ngi nekk ministre de l'information mu ngi nekk responsable union régionale Louga responsable coordination Linguère soo nekkee chef de cabinet kooku kay nekk nga politicien loolu moo ma dem nag dugg ci activité politique ma milité communauté rurale Kamb précisément à Béliel. alors bi nga nekkee Béliel moo tax ñu def la nga nekk secrétaire général section arrondissement Yangeen bu PS. waaw léegi secrétaire général arrondissement Yangeen nekk naa ko en fin d'année 79 vers décembre 79 mais yàlla xam na ne lu ma bett la woon. yëgaluñ la ko bi ñu lay tànn. ma ne yëgaluñ la bi ñu la koy def.
loolu laa la bëgg expliquer dama ñëw fekke foofu Maguette Sow di suma rakk mu nekk secrétaire général section bi ma ànd ak moom man ak Maguette Sow ak Alaaji Koumba Diouf Seck ñoo àndoon Alaaji Koumba Diouf Seck moo nekkoon adjoint léegi ñu dem ba renouvellement yi ñëw ñu def renouvellement yi ba renouvellement yi jeex comité yi jeex mu des section yi ak département bi man ma feebar bi ma feebaree ñu yóbbu ma hôpital principal Daawud Sow ñëw foofu di ma seetsi ñu waxtaan bi yàgg ñu dugg ci affaire renouvellement bi mu ne man nag bëgg naa nga nekk responsable arrondissement Niania ma ne ko mbaa Maguette Sow moo la ko wax mu ne ma déedéet ma ne loolu de jaaxal dam ñu yemal foofu lig mu ne ma Samba daal yow daal dangaa jafe yow luñ la wax rek nga këpp ci suuf ñu ree ñu bàyyi foofu lig affaire bi ma dem mu dem man ma nekk foofu ci lii hôpital bi ba renouvellement arrondissement bi ñu def ko bañ ko defee Maguette Sow ci boppam moo ñëw fekk mu ci biir hôpital bi mu wax nga moo ne élire nañ la responsable arrondissement Niania. alors bi nga ko nekkee lan nga doon liggéey dëgg-dëgg ci arrondissement bi ci lan nga doon liggéeyal parti socialiste. lu bari léegi xam nga boobu opposition amul. moo taxoon seen politique yomb. politique bi yomboon na te nit ñi dañoo nangu woon boobu politique Senghor nangu Daouda Sow xamuñu lu dul Daouda Sow soo nee Daouda nee na rek mu jeex léegi ñun ñoo doon jaay carte yi ñun ñoo ko doon placé dans les comités communauté rurale bu nekk def am responsable sous section dangay ñëw nga ànd ak responsable bi ngeen dem ci comité yi ngeen placé carte yi su ngeen ko placé ba pare yéen ay ñëwaat di def le tour di récupérer xaalis bi am na leneen nag loo xam ne loolu secret politique la xam nga dañoo amoon équipe ku mel ne As Gueye Alaaji As Gueye bi nekkoon kamb. waaw bi nekkoon kamb ku mel ne suma baay Samba Kola Alaaji Samba Kola ku mel ne Thierno Owore Sow bi nekk Tesskere. Thierno Owore Sow bu Tesskere ku mel ne Balla Diaw bu Mbëlëxe. waaw ku mel ne Demba Sawindu ku mel ne Saykuro Kiña Baba Xari Mbay Kam ñooñu équipe lañu woon lu xew rek dañ koy xam information bu am rek dañ koy xam suñ kamee nag su ma nee cib daara ñuy wax ma lu xew yëpp li ñu mën a régler ñu régler li ñu mënul régler ñu ma dem wax Daouda Sow. démocratie boobu amutoon si yéen régler woon gi seen biir. non carte unique disons que Daouda Sow était démocrate dans son comportement ci ni mu doon defee ak ni mu doon dafa nangu woon opinion keneen ki waaye matériellement objectivement démocratie amul woon dans la mesure où amuñu opposition mais tendance amoon nañ tendance bu métti. xam naa ko tendance Ablaye Niang kay am yéen Ablaye Niang moom ngeen doon kii yow da ngaa fare woon si tendance docteur Daouda Sow ñoom. tendance Ablaye Niang métti woon Baba Dioum ak Modou Diarra métti woon. Modou Diarra bu Mbuula. boobu moomu gi noonu laal. ah bon ci lan nu laale woon. parce que Modou Diarra arrondissement Niania la dëkk. waaw parce que mi ngi dëkk Mbuula. te Modou Diarra borom doole la woon. mais tendance bi amoon ci diggante docteur Daouda Sow ak Ablaye Niang yow nga fare woon ci docteur Daouda Sow. waaw ci Daouda Sow laa fare woon kay
d'accord mais lan nga ci mën a fàttali ci tendance boobu naka ngeen doon xeex lan nga ci fàttaliku tey. tendance boobu c'est ci biir parti bi quand même Daouda Sow et Ablaye Niang étaient des démocrates parce que ci biir tendance bi ñuy xeex mais suñu waree toog suñu waree waxtaan su Daouda amee ci Ablaye mu ñëw ci moom su Ablaye amee soxla ci Daouda mu ñëw ci moom kon nag y avait une démocratie interne léegi nag ñu def suñu renouvellement suñu defee renouvellement démocratiquement la réalité que Daouda Sow dafa amoon doole moom moo daan gagné département bi am na benn yoon sax tendance Baba Dioum bi Mamadou Diarra woote na PDS mais gagné nañu benn bureau Mbour ci arrondissement bi yëpp kon nag ñun Daouda Sow dafa bari woon doole. alors mais parti socialiste Djibo Ka bi mu génnee parti socialiste yow nekkoon nga chef de cabinet bu docteur Daouda Sow mais Djibo Ka lu tax bi mu génnee parti socialiste nga mel ni moom nga gën a farak ci docteur Daouda Sow. Djibo Ka mënul woon bañ a génne parti socialiste. Djibo Ka dafa ba génn parti socialiste wala parti socialiste. dañ ko génne woon ci génn. kon dafa bëggoon a génn kon ñu dimbale ko ci génn bi. déedéet du bëgg génn. xam nga la réalité est que bi ñu ñàkkee assemblée nationale ak Daouda Sow bi ñu ñàkkee assemblée nationale ak Daouda Sow boobu la confiance bi xaw a reculer diggante Daouda ak Abdou Diouf. waaw ak Abdou Diouf moo ko génnee assemblée nationale bi mu ko génnee nag Daouda Sow mooy najaayu Djibo Ka pour nga mun a tàggoo ak Daouda Sow nga def du Djibo Ka doole mu nekk sa doole di la liggéeyal loolu dafa jafe nit ñi ñu ngi waxi Tanor mais moi je ne crois pas à ça man li ma yaakaar mooy nit ki soo ko ñàkkee dootoo ñeme doomam loolu moo génnee loolu man li ma jàpp man Samba Aïssa loolu moo génnee Djibo Ka ci gouvernement bi dégg nga biñ ki génnee ci gouvernement bi nekkatul dara ci biir régime Abdou Diouf mu sàq pexe créer parti. bi mu créé RD Djibo Ka mais dafa mel ni moom nga gën a farak ci docteur Daouda Sow. non boobu maa ngi commandement entre parenthèses depuis 1984 bokkutuma ci politique bi bokkutuma te bii Djibo Ka di créer parti bi boobu man maa ngi commandement. alors juróom minute moo ñu dese mais tey jii Samba Aïssata maître Ka tamit tey taxaw bi nga xam ne taxawoon nga ko sa jarbaat la alors naka nga gisee politique am ci fi mu jaar moom itam ba yegg si fii. politique ku maître Amadou Ka xaw ma ci lu bari parce que fu mu nee nii franchement defuma activité politique waaye xam naa ne mu ngi ci département bi mooy président conseil départemental mu ngi liggéey mu ngi def lu mu mun ay sensibilité yu bari am nañu ci département bi ku ci nekk mu ngi def lu mu mun awma nag benn paramètre boo xam ne mun naa mesurer li muy def ndax nii la demee ndax naa la dem. mais yéen a ngi ciy waxtaan quand même sa poulain la koo xam ne kii xëy na maanaam yéen a ngi ciy waxtaan xëy na ci wàllu politique bi. wàllu politique waxtu bu mu ñëwee ci man ñuy waxtaan
d'accord mais tendance yi nga xam ne moo amoon Jolof docteur Daouda Sow ñoom Ablaye Niang moom ndax tendance boobu nga gis di diggante Samba Ndiobène ak le ministre Aly Ngouille Ndiaye parce que ñoom ñoo bokk seen parti APR. waaw xam nga man li ma mën a téye mooy ay sensibilité ñoo am Jolof fu mu ne nii wel yàlla Daouda Sow ak Ablaye Niang yooyu ay tendance la woon parce que amoon na tendance def am lu koy jur ndey bi mooy jaayum carte baay bi mooy renouvellement te enjeu yooyu amul fi kon nag Massamba mu ngi wut ay militant ci turu Macky Sall APR Mademba mu ngi wut ay militant ci turu Macky Sall APR mais c'est légitime amul problème mais pour ñu mun a wax vraie tendance il faut que renouvellement am ñu xam force ka ku nekk waaye nag bëgguma woon nga posé question bi noonu. naka nga ko bëggee woon. naka nga ko bëggee woon. dama bëggoon nga ne ma. Aly Ngouille Ndiaye. Samba Ndiobène ak maître Ka nu mu demee. parce que. laaj na la sa jàngat defal nag parce que. xam nga lu tax ma wax la loolu. man fu mu nee nii at yi ma am. ak ni ma mel ak ñoom ñëpp di ay suma ay doom lañu. war a am ak ñoom jàmm wal leen xelal li ma xam mooy suma ay doom lañu ñu ngi def seen activité politique yal na leen yàlla jàppale. mais bëgguma enfin mun naa sax am un penchant mun naa sax su fekkoon ne wote am na tey ma dugg ci biir isoloir mun naa am ku ma woteel. koy woteel mais fu mu ne nii. mënuma xeex Aly Ngouille Ndiaye mënuma xeex maître Ka mënuma xeex Samba Ndiobène suma rapport ak ñoom suma jàmm ak ñoom suma mbokk ak ñoom ak at yi ma am mayuma loolu. alors mais boo leen doon xelal tey. ngir ñu gën a ñoom ñëpp développer Jolof. lan nga leen xelal tey ñoom ñett bu ñu àndee parce que ñoo bokk même parti. enfin xam nga li ma leen di xelal mooy. ku ci nekk sañ ngaa am bëgg-bëgg sañ ngaa topp sa wërsëg sañ nga utal sa bopp waaye nañu nekk démocrate nañu sàmm mbokk bi ñu xam ne ñun Jolof benn bopp lañu benn kër lañu benn famille lañu xëccoo waata bañ a am violence bañ a am animosité bañ a am ñu def ku ci nekk li muy mu ut ku ci démocratie bu sell ci jàmm ak salaam lum ci góobee gar parce que man xam naa ne ku ci gañe ci ñoom du nekk nakar ci man du nekk nakar ci man. ñoom ñëpp nga yemale képp. ñoo war a yem ci man de. ñoo war a yem ci man loolu la wax yemale ndax yombul waaye ñoo war a yem ci man. d'accord su fekkee ne. mët naa li ma nekk ñoo war a yem ci man. Thiel tamit également Thiel école boo xam ne yéen ña fa ngeen jànge ba tey daanaka amagul lu bëri ci wàllu courant beeg jafe-jafe yu am ci politique ba fii fawti noo ko gisee. Thiel courant bi moom mënul woon am bañ jafe-jafe courant bi PDS moo créé problème boobu ñoom ñoo ñëw installé courant bi à Thiel. président communauté rurale bi nekk PS ñu bañ courant bi dem kër bi ñu defee projet bi mu des signature président bi bañ. ku nekkoon président bi. Daouda Sylla loolu moo indi problème bi loolu nag mais vraiment loolu ak a yomb régler installation bi am na nañ sedd kër gi ñu def affaire bi. kon Daouda Sylla kon moom dafa bëggoon force courant bi day ñëw ci moom wala du fi amee. Daouda Sylla dañoo bañoon courant bi àgg ci moom parce que du PDS loolu la. PS la woon. PS la woon avec Daouda Sow ba mu dee. d'accord mais indépendance Sénégal yaakaar nga ne réew mi am na indépendance. bu baax a baax am na indépendance
am na gouvernement am na chef d'État am na pouvoir am na armée républicain. Le Sénégal est un pays indépendant républicain. xanaa lu ci wax rek la xanaa ci ay wax la rek wala réew mi kay démocratie mu gis nga ko. su la neexee nga wax su la neexee nit mu wax ay wax la te nag su fekkee ne démocratie la ñuy wax Sénégal am na ñaari alternance loolu démocratie la Sénégal te képp ku wax ci Sénégal mun na jalgati élection pour man waxoo dëgg. Parce que c'est une question qui est réglée par Abdou Diouf depuis 1992. Comment avec le code électoral. fooy jaar ba nga sàcc munoo ko amul. wax la mais législative yi weesu nii wax la yi weesu législative yi weesu législative yi 2017 yi. ma ne ku la wax ne sàcc nañu élection à partir de 1992 ci biir Sénégal waxoo dëgg munoo ko suñu munoon jalgati élection bon Abdoulaye Wade du daanu su munoon jalgati élection bon Abdou Diouf du daanu c'est le code électoral est verrouillé kenn mënu ko en fait nit nag mun na nekk def jikkoom mais ku ko jéem ñu jàpp la. moo tax kay Aly Ngouille Ndiaye kay gis nga ko fi mu toll nii ñu bëgg ab général boo xëy na Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur bëgg a yore élection yi ak kàddu yi nga xam yëkkati woon na ko loolu lépp du ñàkk ne dégg nga ko. le ministre de l'intérieur yorul élection yi services yi ñoo ko yor ak les organismes concernés comme Sénat ñoo ko yore ministre de l'intérieur xam nga lu mu yore les moyens des élections moom mooy séddale moyens yi pour permettre nit ñi ñu mën a wote waaye Aly Ngouille Ndiaye mënul dugg ci bureau de vote de def leen li ñoom it def ko ñebe kon yow àndu ci naan dafa war a wàcc warta wàcc kon waruñ ko wàccee. waruñ ma waxuma mu wàcc waxuma mu yéeg waxuma mu wàcc waxuma mu bañ a yéeg dama ne su dee Aly Ngouille Ndiaye su dee Ousmane Ngom su dee keneen kenn mënul jalgati élection même su ko jéemee mënu ko. d'accord ñu mujjee ci parti socialiste crise bi nga xam ne moom la nekkee tëj nañ Khalifa Sall juróomi ati kaso alors crise bi am ci parti socialiste yow koo xam ne kii def nga parti socialiste tey naka la def. def naa parti socialiste def naa ko ak Khalifa Sall sax moi je suis un républicain un dossier pendant au niveau du ministère de la justice boo xam ne dem na ba ci procureur mënu mu ci am avis. at nañ ko juróomi at je peux te dire c'est que je fais confiance à l'administration sénégalaise particulièrement aux magistrats sénégalais mais mënuma la wax ne def nañ lu bon wala def nañ lu baax. magistrat yi kay ñoo njëkk a wax ne am ma ne magistrat yi ñoo njëkk a wax ne gën justice réew mi dafa am jafe-jafe. ñi ko wax ñoom la engagé mais du Samba Aïssata def la ne moom loo xam ne affaire justice la def wóolu justice mais ndax justice bi li mu def yoon wala du yoon loolu du man maa koy wax. d'accord waxtaan wi jeex na. ma bay la nga tàggu ñu doon déglu ci Ferlo FM ak Jolof Actu. léegi daal li ma bëgg a daam mooy nit ñi réew mi yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi te démocratie bi nga xam ne Abdou Diouf réglé woon na ko depuis 1992 opposition ak pouvoir dama bëgg ñu xam ne démocratie boobu am na kenn mënul jalgati fii dara ñu def ki nga xam ne ñoo yor yoon bi ñoo yor administration bi ñu def li ñuy def ci yoon ñi nga xam ne ñooy politique nekk opposition ñu def opposition yoon. tu sais que démocratie
pouvoir yoru ko il faut que majorité bi nangu li nekk ci texte yi minorité bi nangu li nekk ci texte yi su nit perte mu nangoo perte jàmm mais su fekkee ne lu ñu def nga ne jalgati nañ ñoo te mënuloo te xaw ma ndax mënu nañ ko prouver man daal code électoral bi ma xam yaakaaruma ne nit mun a jalgati élection te jàppuñ ko parce que depuis le recensement des cartes l'inscription sur la liste électorale jusqu'au dépouillement il y a des témoins et des témoins bi du benn du ñaar du ñett du fukk ay mbooloo la te duñu ay témoins gouvernement bi rek. comment peut-on léegi SEDA su toogul amul benn commission bu mën a liggéey comment peut-on frauder. Le représentant de chaque parti est libre de participer à toutes les instances. Donc moi je ne crois pas à cette fraude. Très bien. Je ne crois pas. Oui. mbokk yi mu ngoog ñu koy gërëm di ko sant mu nekkoon seen émission pencum Jolof ñu àndoon ceeg Samba Aïssata Ka nekkoon assistant social nekkoon sous-préfet nekkoon tamit ci parti socialiste ñu ngi koy gërëm mbokk yi di ko sant baax ci waxtaan wi nga xam ne nangul nañu ko njot waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy mbokki Jolof yi ñuy déglu ci Jolof ak ci diaspora bi yëpp Dame Ndiaye mu nekkoon ci kàddu gi ñu ngi leen gërëm di leen sant di leen jox dox daje beneen jamono ak beneen gan jàmm ak jàmm. Kontra jasa mbale kami jara gale mam kumandoy gale limamulay bam Seydina Isa Ruhulay on woni bam Chérif Ousseynoulaye gidam karabini layeni wurani Marietara Wadala maise elimani sire Demba Sambani Mokhtar Samba Demba Ali Mokhtar Seydou Boubou Niang Kodo suba ko jonguro nage hore Alhaji Umar Jole Makay Madina Alhaji Dogi Safa Dogi Marwa Weli Maka Jajam Rutiti Madina Jule Yanade Muhammadu Rasulullah Mario Modigira Mario Mabajala Mario Mwaitela Demba Sambani Mokhtar Samba Demba Ali Mokhtar Seydou Boubou Niang Kodo suba ko jonguro nage hore Alhaji Umar Jole Makay Madina Alhaji Dogi Safa Dogi Marwa Weli Maka Jajam Rutiti Madina Jule Yanade Muhammadu Rasulullah Mario Modegembere Mario Modigiri
Mariama Badiala Mariama